asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna wërngal képp su ko defee ñu yegg si waat ci beneen numéro seen émission Walf Grand Place tey nag Walfadjri Grand Place àllarba gi dañoo invité ñaar mu ñëwaat moom sëñ Mamadou Ibrahima Fall muy kon conseiller en diplomatie économique xam-xam itam yaatu ci wàllu démocratie mu nekkoon kon représentant exécutif bu campagne internationale bu Nations Unies dina ci ñëw xam naa noonu itam ñu dalalit ki nga xam ne mooy Moustapha Sarré moom mooy directeur de l'école du parti PASTEF PASTEF nag fi mu ne nii moom lu waay wax di ko traité muy actualité faaw da ngeen ciy boole loolu mënta ñàkk l'affaire Ousmane Sonko tomb bu njëkk bi daañu ci waxtaan évolution yi ci am commission ad hoc assemblée teg na ko ak ña ko composé ak ña ca nekk booy soo loolu itam ñi nga xam ne ñu ngi leen di emprisonné ñu nekk ay ndaw ay patriotes les jeunes de PASTEF bari na ci ñoo xam ne jàpp nañu leen muy fii muy Bignona ñooñu it seen i avocat lañ wax mooy ñi ngi dund lu metti ci ni ñu leen di traité yu demee noonu jàpp nañ soxna kenn ci ñi ànd ak Ousmane Sonko muy soxna Birame Souleye ndax nag war nañoo mën a dem ba nga xam ne dañuy jël dëgg ak yoon di ko jëfandikoo ci nenn ni ba nga xam ne bu ëllëgee sax bu ñu waxee la ñu wax kenn du ko farataal loolu problème la dañ ci waxtaan ak sëñ Moustapha Sarré loolu yëpp nag dañ ciy ànd ak ki nga xam ne nii mooy professeur Cheikh Oumar Diagne du ñàkk Clédor Sène dina dabe si ci waxtaan wi yeneen yitte teeku ñi ngi leen di siyaar bu baax ci topp gi ak teewlu gi am mbégte bu baax janoo woon ak yéen di leen bàyyi xel bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi topp ak di suivre jaare ko ci li nga xam ne nii moom mooy page Facebook yeeg yooyu yëpp YouTube ak yooyu yëpp rek bàyyi nañ leen xel bu baax a baax macha allah jamono ju nekk nag di bàyyi xel ci seen xalaat di ko taataan di xool naka lañ koy méngalee ak li ñu bëgg a def ba lépp ànd doon jëriñ ci ñun kon professeur ma bàyyi la nga ziyaaranteeg askan wi laata ñuy dem ci suñu invité yi. waaw Alaaji Pape Maguette. ñu ngi am mbégte lool ci dellu si waat si jotaay bu am solo bi di Walf Grand Place di am mbégte tey fekkaat fi encore suñu ndaanaan bu mag a mag bi. Mamadou Ibrahima Fall. di ko ziar bu baax di ko dalalaat c'est vrai que la fois passée ba ñuy laal suñu tomb waxtaan. dugguñu woon dëgg-dëgg ci yenn yi xam naa ne tey mooy objet waxtaan bi deuxième point bi donc nga fàttaliwaale ko muy démocratie économique donc di am mbégte loolu nag ci gisaat ko macha allah di gis sama sëriñ sëñ Moustapha Sarré donc moom sama sëriñ la moom wax dëgg yàlla waaw di nit ku baax wax dëgg yàlla di nit ku yiw te nit ku bëgg Sénégal donc di am mbégte lool ci fekk ko tey ci émission bi di ñaan yàlla defal ñu tawfiix ba lépp luñ fi waxtaanee mu nekk njëriñ mu dimbali askan wi incha allah rabbi pour ñu gën a mën a am gist ak lu leer ci lan moo xew ci réew mi ndax jàpp naa ne kat Pape Maguette émission bi ñun loolu mooy dëgg-dëgg jubluwaay bi ak suñu itte mooy daa iman rek lépp luy xew lépp li xam ne mu ngi xew ci biir réew mi ñu bëri ñàkk see am lecture bu am solo ñu dalal fi ay kàngam yoo xam ne ñu leen ko leeralal oyofalal leen ko yombal leen ko ba wax dëgg yàlla ñu mën a comprendre li xew ak nu mu fa demee di am mbégte loolu nag ci teew fi di la jaajëfal Pape Maguette macha allah amat mbégte bu baax àndaat ceeg yow ñu njëkkee kon ci ki nga xam ne nii mooy Moustapha Sarré directeur de l'école du parti PASTEF bàyyi ko mu siyaaranteeg askan wi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ak fu ñu mën a ne ci àdduna bi. waaw sëñ Pape maa ngi am mbégte lu rëy loo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu jeexee ci participer ci émission bii nga xam ne fi mu nekk nii émission bu ràññeeku la ci paysage médiatique Sénégal waaye surtout nag di am mbégte di dajeeg sama xarit sama sëriñ moom mooy sëriñ bi waaye moom xam nañ ci boppam moom mooy sama sëriñ professeur Cheikh Oumar Diagne di rafetlu bu baax taxawaayam ci réew mi Sénégal yëpp ràññee nañu taxawaayam vraiment nit la koo xam ne ku am njëriñ la ci askan wi am nañu mbégte lool ci bokk ak moom plateau bi di nuyu sama sëriñ bi tamit Ibrahima Fall xam na am yaakaar lool nag ci mu génneel ñu waxtaan wu neex ci wàllu économie tey jii nii di la gërëm yow tamit ci invitation bi waaye nag di wax ni tamit ñëw fi Walfadjri toujours mbégte la ndaxte dañuy gis liggéey bi nga xam ne ki ko sanc liggéey na ko ci réew mi soo fi ñëwee rek sa xol day gën a sedd ci moom di ko ñaanal yàlla fee mu ne gënal ko fuuf fii mu jóge nii yàlla yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe ci àjjana yi di nuyu nag waa Sénégal yëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah macha allah am mbégte itam dalal la ci waxtaan wi nii nag lay demee xam nga professeur lu ci bëri sax ba ci mouvance présidentielle bi ñun dañu leen di invité nañ fii Babacar Mar yàggul dëgg la mu nangoo ñëw dëgg la ki nga xam ne mooy Samba Tall Sarr ñëw na dëgg la ak ñeneen ñoo xam ne mënuñu leen a lim xëy na ba mbir mi tàmbali léegi waaye nag
invité te ñoom itam lu ci bari dañuy gàntalit ñun loolu mënuñ ci lenn. li ëpp am solo ba am solo daal mooy bu ñu kiyee daañu dox ci équilibre mooy woo ñi jàpp ne war na leen a mën a woo. ñi bëgg ñëw ñi bëggula ñëw wala ñeme ñoo ñëw itam. ñu toog rek ñun ñu doxal ak ñi nga xam ne bëgg nañoo wax ak sénégalais yi. loolu amuñ ci kii. dëgg la ñu dem ci Mamadou Ibrahima Fall moom nag ñëwaat bii passé mu tegloo li ko waral nag mooy dañoo sumboon waxtaan woo xam ne eggale ñu ko. démocratie nga xam ne bu ñu waxee démocratie ñu bari dañu yaakaar ne mbiri politique ak yooyu kase la. politique voté yooyu te du am violence ni ko Mamadou doon waxee ne loolu rek du démocratie wala boog moo ci gën a néew. tey nag ñuy waxtaanee lu am solo muy démocratie. ci kanam tuuti di nga ko introduire. ñu bàyyi la kon Mamadou Ibrahima Fall nga siyaarante ak askan wi seetaan. jërëjëf Pape ñoo ngi rafetlu invitation bi di wane sunu mbégte fekkaat fi tey léegi démb dama santale woon Diagne man nangu ko ci biir émission bi parce que tey da nga may baal ma santaat ma di jëlaat sama bos nag di la nuyu bu baax professeur di rafetlu taxawaay bi di rafetlu tamit tette bi ngeen ñu tette bi ñu yëgsee maanaam accueil bi ngeen ñu def bi ñu yëgsee dalal ñu ne fii seen kër la di nuyu tamit mbokk mi nga xamante ne ni xëy na tey la yàlla daf ñu tase di rafetlu kàddoom di rafetlu tamit engagement politique am ci parti PASTEF di la wax ne noonu la réew dafa soxlaay doomam yépp di yaakaar nag ne waxtaanu tey bi dana amal njariñ Sénégal comme niñ koy bëgg di defee saa yu nekk Pape foofu daal laa xamoon ne amoon naa ci lu ma ci wax ci ay kàddu macha allah di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm ci teeylu bu ngeen ñu teeylu jërëjëf Mamadou Ibrahima Fall mbégtale itam ci ñun dalalaat la ci waxtaan wi ndax bi weesu biñ la ci dalalee itam ñun suivre nañ ko am ci réaction yu am solo ba tax na la ñu sumboon loolu mënuñ ko bañ a yeggale ndax démocratie faaw nit ñi xam ne am na leneen lu gën a xóot que voté ak bañ a voté yu demee noonu voilà professeur ñu bàyyi la nga njëkkee ci tomb bu njëkk bi ginnaaw Clédor dabi seegul muy lu soxal mbirum Ousmane Sonko évolution bi ci am da nga koy ramassé waale waaye boole ci ñi nga xam ne ñi ngi leen di jàpp ak teeg ci loo xamante ni wax dëgg yàlla ndax du sax ci alal noonu bu fooyee yoon wala fooyee dëgg boo ko introduire nag ñu dem ci waxtaan ci bu ñu noppee seet suñu ñaareelu tomb macha allah Pape Maguette ñu ngi am mbégte lool ci wax ji donc xam nga Sénégal moom depuis ba régime bii ba ñu nekkee ci régime bii di régime Macky Sall dañoo gis ne yoon lu ñu oyofal la ci réew mi maanaam dafa am lu ñuy wax ñoom état de droit état de droit mooy état bi xam moom si yoom sax dafay respecter yoon ba pare soumettre à la loi dañoo gis ne Sénégal dañ na ci nekk état de droit depuis ba fi Macky Sall nekkee li waral loolu mooy Macky dafa am agenda am bëgg-bëggam am ay itteem te itteem yi si ëpp àndul ak yoon chaque fois may fàttali ne dëkk yi nekk Afrique centrale nekk ay pays yi nga xam ne dañuy exploiter ay ressources naturelles yu mel ni ñoom Guinée équatoriale ñoom Gabon ñoom Cameroun dëkk yi démocratie amu fa man dafa mel ni exploitation ressource boobu àndul ak démocratie soo demee dëkku golfe yi dëkku naar yi ku si bëri ay émirats la yi nga xam ne ay sultanat la wala ay monarchie la maanaam du dëkk yi nga xam ne dañ ko miin ci démocratie boo demee Amérique latine dëkk yu gën a fës ci wàllu production ressources yooyu ñoom Venezuela ak dëkk yooyu yëpp dëkk yooyu tam wax dëgg yàlla kenn xamul leen tam ci démocratie dafa mel ni Macky Sall dafa jël référence ci ñooñu moom jàpp ne administration ak gouvernance pétrolière bi xam moom moo ko fekkee ci jamonom warul ànd ak bàyyi doomu aadama yi ñuy wax di am liberté ndax ay partenaire am ñoom bugguñu coow te bugguñu bruit donc lii nag dafa def ni ñun dañoo nekk en danger xam nga ba passé Pape Maguette ñu ngi koy waxtaan fii man la Sénégal bokk na instant ci àdduna bi seul pays bi nga xam ne ay élection maanaam ay élus locaux seen mandat jeex na bu yàgg kenn waxtaanu ci muy benn ñaar kenn xamul kañ la leen nar a fas yéene defal élection kenn xamu ko Sénégal instant Macky Sall est l'unique personne bu xam kañ la élection locale war a am ñii ñu ngi naan lañ koy couplé législative ñi ngeen dañ koy couplé présidentielle am na ñu wax sax ni local narul am donc lii moom ba 2024 suñu nekkee ci cadre boobu Pape Maguette c'est normal ñëpp ñu jàpp ni
aujourd'hui dañoo toll fii xam ne résistance dafa war ñu am résistance par rapport à ni ñu nekk di foowee suñu àq ak suñu yelleef ndax suñu droit la ñu am ay représentants yoo xam ne ñun ñoo leen jox mandat. Sénégal actuellement ñu loolu amuñu ko. donc kon que njiit dafa war yoon te dafa wàcc yoon su wàccee yoon instant yi xeex pour tegaat lépp ci yoon dafay nekk wareef te dama jàpp ne Sénégal instant yi foofu la toll sëñ Sare nag mu sëñ Moustapha moom imam bu mag la point bi xam naa ni moom dina ko jekk loolu ndax moom c'est un formateur moom vraiment macha allah lii moom c'est son domaine mais man jàpp naa ni aujourd'hui Sénégal fi mu toll si danger bu ngande la nekk dafa nekk si danger bi nga xam ne ñun ñëpp dañoo war a jóg taxaw pour défendre la démocratie bi fi Macky Sall fekkoon ndax démocratie boobu reculé na démocratie boobu yàq na ci lu bëree bëri ci wàllu institution yi ci wàllu ñuy traité doomu aadama yi ci wàllu gouvernance bi ci wàllu yëpp wax dëgg yàlla Sénégal dafa lajj et nu may waxee résistance moom suñu constitution sax la nekk maa ngi dégg barki démb kenn koy wax naan Sonko dafa woote ci nangam ak nangam man ne ko attention nag dans notre constitution am na ay textes yoo xam ne daf ñu woo ci résistance à l'oppression donc c'est dans le préambule la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 muy révolution française bi xam ne dafa nekk dans le bloc de constitutionnalité suñu dëkk daf ñu woo ñun pour ñu résister à l'oppression qu'est-ce que l'oppression mooy bu ñu la xañee sa ay àq ak sa ay yelleef sa ay droits aujourd'hui dañu xañ ay droits yu bëri yoo xam ne vraiment résister devient constitutionnel du problème mu appel ak du violence dara mais c'est constitutionnel on doit résister donc yàlla ñu yàlla defal tawfeex nag defal ñu yiw ba Sénégal bi ñu xamoon te Sénégal bi ñu bëgg kenn bañ koo yàq kenn bañ koo salfaañe kenn bañ koo toroxal insha allah donc xam naa ma bàyyi ak sëñ Moustapha sëñ Moustapha xam naa ne lii moom war nañ si mën a andil wax dëgg yàlla ay leeral yu am solo voilà yow da nga koo yaatalee nu mu ubbil waaw noo xam ne yow tuddoo ci sax Sonko ci li nga wax yëpp voilà donc ni nga ko ubbee noonu am na solo waaye fii nag dañuy dem duggee ko directement ci mbirum Ousmane Sonko parce que évolué na teg nañu benn commission boo xam ne nii pour dina mbalaanu kiir laayam xam naa nag la ci sëñ Abdoulaye waxoon rek ku suñu borom sang mbalaanu kiir laay moom loo tëradi say tànk du feeñ dëgg la waaw boobu foog naa moo ëpp solo kiir laay yu suñu borom waaye lii itam bu dee yoon daf ko fi teg nga xam ne dañ ko sang nit ndax ci benn mbir moo xam ne nii dafa concerné lu privé loo xam ne entre ñaari doomu adama la jar na vitesse bi nga xam ne noonu la ñu accéléré mbir yi bu ko defee dem buntu këram la fa xew fa ñu noppi ci loolu ñu jàpp ay doomu adama tëj mais ci tëj boobu ñu leen tëj man li ma ci gën a ñor fi mu ne mooy la ñuy daj ñoom fa ñu nekk te mu doon ci ñu bëri ñoo xam ne xëy na mën nañ leen a jàppee ay militants sax te duñu waa Pastef léegi nag sëñ Moustapha dañu lay bàyyi ndax xam naa lu ci mën a xew ci biir Pastef moom yaa ñu koy gën a maîtriser waaw ndax lii am yëpp ci benn simple déclaration bu mu def parce que man dama yaakaar ne ci la ñu accentuer parce que fi mu ne ñu ngi wax yeneen fait sax parce que maître Moussa na toog na fii wax ne attention à la fabrication des faits wax na loolu léegi nag ñu ngi wax attention à la sécurité de l'État yu demee noonu waaye loolu yëpp mën nañ cee ñëw mais ndax jar na ñu jàpp ay doomi jàmbur téye leen ci loo xam ne nii booba tey wax dëgg yàlla ñu koy dund lu metti ba Bignona gis nga jëfa génn di réclamer pour ñu bàyyi seen doom ak yooyu ban message ngay lancé tey jëmale ko ci yoon ak Macky Sall lui-même ci xale yooyu nga xam ne téye nañu leen waaw sëñ Pape yaakaar naa ni wax ji sëriñ sama sëriñ Cheikh Oumar Diagne lim ci wax li ma dootuma ci mën a dolli lu bari ndax dafa teg wax ji fa mu war a tegu mais nanu tàmbale rek ci parcours nit ki ak discours am le président Macky Sall en 2012 bi muy jaay boppam Sénégalais yi discours bi mu indi woon benn discours gënu ko rafet ci discours yi gën a rafet yu ma dégg ci homme politique sénégalais yi la bokk waaye bu sénégalais yi xooloon tuuti parcours am lañ ma tuuti parcours am du ñu def erreur u 2012 bi di ko teg ci bopp réew mi ndax réew dafa di lu sérieux loo xam ne boo koy dénk da nga koy dénk ku ko mat da nga koy dénk un homme peu ordinaire parce que booy jiite ay nit am na loo leen war a ëppalee bu ñu xooloon parcours président Macky Sall dañuy gis ne que 8 ans la ànd ak Ablaye Wade 8 ans yoo xam ne kenn mësu koo dégg mu am xaar ma yàlla ak Ablaye Wade en 2012 sénégalais yi bëggoon changement ndax bëgg fee jëlee Ablaye Wade et ki nga xam ne moom la ñu yaakaaroon ni moom moo koy changé mi ngi am problème ak Ablaye Wade seulement di nga xamee ni kooku indi na problème mu poste bi mu ko dénkoon
président assemblée bu mu ko dénkoon bien sûr dans le fond moo ko dénk mais dans la forme il a été élu par des députés donc foofu la ñu njëkk a gis ñoom ñaar ñu waroo il a fallu que donc Ablaye Wade attaqué ay intérêt directement pour ñu gis ko ñu commencé waroo waaye lépp lu ñu doon reproché Ablaye Wade en 2012 moom musuñu cee dégg Macky Sall waroo ceeg moom donc sénégalais yi bu ñu xalaataatoon tuuti bien évidemment dinañu xam ne que c'était pas l'homme de la situation te nag am na benn fait bu grave boo xam ne def na ko ci bi muy nekk ministre de l'énergie boobu bu ko sénégalais yi fàttaliku woon également dinañu xam ne nit la koo xam ne ay am na ay caractère dictateur parce que dem na Fatick di voté fàtte carte d'identité am waa bureau bi ne ko doo voté mu forcé ne day voté par force en tant que ministre booba nekkagul woon le chef de l'exécutif donc kooku tey jii nii bu defee yu mel nii delloo ginnaaw démocratie bi waruñoo bett beneen fait bi nga xam ne moom laa bëgg a boole ci wax ji moom mooy bi mu jëlee nguur gi rek quelque temps après dégg naa kooku sax ci Pape Alé Niang laa koy dégg maa ngi koy nuyu au passage di ko féliciter mu ne Macky Sall dafa recevoir Nafi Ngom Keïta ne ko réew mi day ci dictature laa koy yoree ndax sénégalais yi xamuñu lu dul dictature loolu nag wone na ko ci ni mu doxalee boo seetloo ba mu nekkee président ba léegi gisuñu mu taxawal fi benn vision économique boo xam ne vision bu dëgër la waaye gis nañu ne tout le temps mi ngi jéem a teg ay jéego yu muy faagaagalee ay adversaire am munoo nekk ci làmb ji nag ne yaay roi des arènes ba pare ne doo am adversaire ma ngi ko tàmbalee ca parrainage yi ma ngi ko tàmbalee déet ca ba muy jàpp ñi nga xam ne ñoom la yaakaar ne mën nañ koo créer problème ku mel ni Karim Wade ak ku mel ni Khalifa Sall indil leen dossier judiciaire donc instrumentaliser justice jël justice di ko utiliser pour éliminer des adversaires taxawal encore parrainage pour gën a éliminer yenn adversaires yi heureusement que ñun xam nañu ne ñun wóoroon nañu ne parrainage boobu ça nous visait bu ngeen ko seetloo ba bu ngeen ko fàttalikoo sax yebaloon na ay gendarme yu ñëw ba kër yaayu Ousmane Sonko pour nangu fa ay parrainage loolu ba Aly Ngouille Ndiaye l'ancien ministre de l'intérieur weddi ko publiquement waaye gis nañu ne mujj nañoo yóbbu gendarme bi ci procès tribunal ba daan ko donc ce qui veut dire que loolu lu am la lu dëggu la loolu li muy wane rek mooy war nañu xoolaat suñu système politique au Sénégal hyper présidentialisme bi la ñu war a xool dafa am pouvoir yoo xam ne xajul ci boppu nit le président a des pouvoirs exorbitants énorme ba lu ko neex lay def tey jii nii l'essentiel des pouvoirs se trouve entre les mains du président de la République damay yenn saa yi damay faral di wax sax naan président de la République fii Sénégal moo fi ëpp doole yàlla ndaxte yàlla dina wax nit ñi woor leen am ñu dul woor bañ yàlla dinañ julli leen am ñu dul julli am na ñoo xam ne sax gëmuñu yàlla président de la République seetlu leen bi mu fi ñëwee ba léegi ana lan la fi bëgg a def loo xam ne exécuté wuñu ko amul tey jii ne li mu bëgg yaakaar naa ni sénégalais yi ñi ngi ubbi seen bët te duñu ko nangu duñu nangu mu faagaagal bépp adversaire boo xam ne mi ngi koy menacé bëgg a wëlbatiku ci ki nga xam ne moom moo des nekk espoiru askanu Sénégal muy Ousmane Sonko ndaxte li mu def nii d'ailleurs avec un amateurisme indescriptible bu ngeen xoolee fi ñu tàmbalee viol la ñu commencé wax avec ay failles yoo xam ne ñoom xaw ma nag ñan ñoo ko préparé cette cabale laa xaw ma ñu ko préparé waaye war nañoo président bi war na leen toog nag woo leen ne leen vraiment ay cuune ngeen comment peut-on accusé de viol nit koo xam ne nee nañu bu doon benn viol sax ñu mën a wax ñeenti yoon ñëw na fa indi ay fital ñaari fital di ko tiimale ndaw si ci kër goo xam ne ñëpp fa lañ dëkk te kenn mësta dégg yuuxu kenn mësta dégg ndaw sa dem boole ji waa ji te bu mujj bi sax nee na daf ko envoyé message ne ko maa ngi ñëw ah waaw mais ku la violé ñetti yoon te saa yu ñëwee day yore fital mais quatrième fois bi bu ñëwee sax ne la boog maa ngi ñëw nga war a daw nga ni pëccët daw waaye nga toog di ko xaar nga yàkkamti sax laajte di laajte ndax kañ lay ñëw donc pour montrer rek amateurisme bi nga xam ne moom la ñu utiliser bi ñu xamee ni am nañu faay yooyu nag faay yu dul jeex yooyu ci la ñu bëgg a jëlee mbir mi déplacer ko ci viol yóbbu ko ci atteinte à la sûreté de l'État appel à l'insurrection te comme ni ko professeur di waxee ni mu ko waxee léegi mais la résistance
à l'oppression est un principe constitutionnel mi ngi ci préambule constitution bi maanaam ndeyu sartu réew mi dafa ne bu fekkente ni nit daf laa bëgg a bundu xataal di fell sa àq ak sa yelleef yow am nga amoo droit da nga am obligation taxaw jàmmaarloog moom ndaxte loolu yàlla moo bind nit ñëpp ñu tolloo jox gëdd nit doomu aadama ba lii nga xam ne moom moo xew ñi bëgg a jële yëf yi ci wàllu viol bëgg koo indi ci affaire atteinte à la sûreté de l'État ñëpp gis nañu ne machination la complot la te day gën a fësal rek complot bu njëkk ba te it di ñaawlu façon bi nga xam ne moom la ñu jàppee ndaw yi d'abord parce que y a plus d'une vingtaine de jeunes qui ont été arrêtés qui résistaient parce que dañ leen a provoqué keroog police gendarmerie ak police moo leen provoqué ñëw fekk leen fi ñu taxaw mu dóor leen lacrymogène sans sommation et ensuite jël ay responsable parti bi principalement benn responsable parti bi di Abbas Fall fekk ko muy yóbbu ay lekk ndaw yooyu ñu fekk ko fa mu taxaw ñu jël ko yóbbu ko manu militaire yi dans les locaux de la police soxna Birame Souleye Diop mi nga xam ne moom mooy l'administrateur général du parti ci yoonu liggéeyu kaayam lañ ko fekk yooyu yëpp pour mu won la rek façon bi nga xam ne moom la ñuy doxalee dafa mel ni dañoo delluwaat ci police u Gestapo bi nga xam ne moo doon traquer juif yi dafa mel ni foofu la ñu toll fi nekk léegi jabaru Birame Souleye moom amul dara lu ñu ko reproché lu ngeen dégg yéen lu ngeen yëg parce que ñii nee nañu dafa yëkkati ay kaddu ñii nee nañu dafa bind xam naa nag fii moom ñëpp a ngi bind Sénégal nit ñaa ngi bind ci ay Facebook yooyu bu dee loolu la ñuy wax man nag dama xamul lan lañ ko reproché li ma la mën a waatal mooy soxna soosu taqeewul dara ci politique man mii di wax ak yow xamuma ko xawma turam pour te montrer que ni amul benn activité politique bu muy mëne ci Pastef ku nekk biir Pastef dafa mën a activité nag dinaa la xam ndax ci responsable yi laa bokk xaw ma turu jabaru Birame Souleye moomu Birame Souleye jabar yi xam kañ laa ko njëkk a gis yàggul booba dama faa jaar rek julli fa timis génn ñibbi parce que bañoon naa couvre-feu bi fekk ma ci yoon wi booba la ma ko présenté ne ma kii mooy sama soxna wax jaarul sax ci tur wi ba léegi yàlla xam na ni xamuma turu kooku waaye kooku naka la mën a impliqué ci suñu activité politique même su par extraordinaire su fekkente def na ko waaye doo ko convoqué nga au moins nga tu mets la forme effectivement convoqué ko yónnee ko ne ko soxla naa la na nga ñëw pour ñu discuter telle heure ñu wax mais dañ koo bàyyi ba muy dem ci yoonu liggéeyukaayam ñu arrêté ko xam nga loolu yëpp pour terroriser nit ñi la Abbas Fall aussi kenn convoqué wu ko jël na jox nañ ko ne ko demal nga yóbbul xale yi lu ñuy lekk mu dem di leen yóbbul lu ñuy lekk ak dem da doon dem sax di jëndi ndox parce que mi ngi wax Fatima mi mu àndaloon Fatima Mbeng mi mu àndaloon ne ko may ma dem jëndali leen ndox mais bi mu demee di jëndi ndox mi la Fatima toog lu yàgg gisu ko daal di ñëw wax ñu ko ne ñu mais ça fait 40 minutes que j'attends Abbas ci boutique bi fii la nekkoon alors ñun tamit ñu jaaxle ba yàgg ñu ne Fatima jàpp nañ ko moom tamit tu vois heureusement que bon finalement ñu mujj ko bàyyi mais Abbas ba léegi ñun xamuñu lañ koy reproché dañuy dégg rek ñu naan nee nañu Abbas dafa doon menacé ay Mahmoud Saleh mais Mahmoud Saleh Souleymane Ndéné Ndiaye ban menace la ñu am ci Pastef mais ñooñu ban menace la ñu am ba ñu leen ñoom c'est-à-dire que est-ce que obstacle lañu ci ascension wu Pastef non du tout mais li sama xarit El Malick Ndiaye di wax naan Souleymane Ndéné Ndiaye moom ñun soxlawuñu ko menacé parce que rey na boppam déjà ci plateau télévision taxaw na fi fusillé na boppam ci plateau télévision fii donc kooku dama xamul lan lañ koy menacé amuñu pour menacer qui que ce soit te kat Abbas nit ku am xel la nit ku mais c'est un professeur d'université kooku war naa xam ne téléphone traçabilité traçage appel yi loolu lu yomb la kon kooku est-ce que dina def imprudence u jël téléphone di ci menacer donc loolu dafa yenuwul maanaam pour vous montrer simplement que lii lépp ay machination la manipulation la te pour rek wane encore que ni dañoo bëgg a jóge ci viol pour ñëw ci atteinte à la sûreté de l'État bu boobaa dinañu mën a gën a atteindre Ousmane xam nañu mënuñoo atteindre Ousmane ci viol fi ñu ko bëgg a atteindre rek moom mooy appel à l'insurrection Sénégalais il faut ñu xam chef d'inculpation boobu ni mu grawee parce que li yoon wax mooy ku ñu ko takkal ba reconnaître ne def nga ko gën gaa néew di nga tëdd fukki at avant ñuy am peine de mort avant ñuy abolir peine de mort booba peine de mort
mi ngi ci biir li ñu war a daan ki nga xam ne moom la ñu wax ni moom la def moo def atteinte à la sûreté de l'État. Donc pour vous dire rek simplement que ils sont en train de manigancer ak di ko def nag de façon très maladroite parce que gis ngeen Assemblée nationale commission ad hoc bi ñu koy taxawal déjà plainte contre X la woon la ñu waxoon ñu ne léegi plainte contre X dañoo soxla Ousmane Sonko est-ce que Ousmane Sonko X la tudd waaw du X de moom wax dëgg mais Ousmane Sonko tuddul X kanam mi ngi tudd Ousmane sant Sonko dégg naa entre temps la ñu changé réquisitoire introductif procureur pour dugal ci léegi turu Ousmane Sonko yooyu yëpp ay maladresse la te nag yàlla gëmmul nelawul moo leen di xëy na erreur yi yëpp yàllaa leen koy def loolu yàlla ku mu xës ba setal gor gu mu xës ba setal saay mënu koo gàkkal Ousmane Sonko dafa di leader bu set fu ne wër nañ ko pour jëm koo taqal mënuñu koo taqal ñu engouffré wu ci brèche bi c'est-à-dire dem na maase wu ji feebar na dem na maase wu ji ci salon de maintenant nit ñi nag mën nañu ku nekk war na mën ngaa wax est-ce que amoon na droit dem fa et cetera loolu yëpp nit ñi discuter nañ ci est-ce que deful erreur pour dem fa yooyu yëpp nit ñi mais ils se sont engouffrés ci brèche boobu pour éliminer un adversaire boo xam ne depuis 2016 ñi ngi xool naka la ñuy def pour éliminer. Très bien Mamadou Ibrahima Fall xam naa démocratie économique nañ ci ñëw après mais lii am ci mbir Ousmane Sonko ndax lu taaral démocratie politique bi ñu amee fii Sénégal la démocratie politique sax d'ailleurs ndax am na ba pare waaye lii xew boo ko dee jàngat yow ban lecture nga ci am jàpp ay nit ci loo xam ne nii dugal ci kaso ay xale ndaw ay soxnay jàmbur nga jàpp yóbbu te nag xanaa nit boo ko jàppee war naa mën a xam ni ñu koy reproché lan la nga wax ko ñi mu àndal xam lan la ñoom itam bu ñu toogee mën ni diw téye nañ ko waaye lii lañ koy reproché voilà parce que un professeur d'université aussi bu ñu ko téye ci loo xam ne nii c'est-à-dire politique la certes mais il ne faut pas ñu jàkkal fayda doomu aadama yi ak seen tolluwaay ñu dem Mamadou Ibrahima jërëjëf Pa Maguette di rafetlu kaddu yi ma sœur